parce que nag ku artuwul di nga atte kilifa yi xel ko ci Sénégal ñi toog seen roq jot nañu jóg parce que li ñu def Ousmane Sonko kenn yaakaaru ko woon et loolu nag dafa am lu ñu koy ubbil li ñuy ubbi mooy trouble à l'ordre public ne ko participation à une manifestation interdite yóbbu ko section de recherche entendre ko dem yóbbu ko def ko déféré ko mu jàkkaarloo ak le procureur mu dóor ko mandat de dépôt moment boobu bu leen neexee à tout moment mën nañ ko génn ci kaso bi dem yóbbu ko ne ko demal gis juge d'instruction maanaam li mu doon sàkku ci ay àqam yëpp tey jii Macky Sall avec benn équipe boo xam ne toq ci ay nit lañu ci réew mi ñoo jël le Sénégal en otage jël le pays en otage bëgg ko def seen moomeel bëgg ko def réewu Maïssa Tendu Dior di bëgg ko def réewu Biram Yacine Boubou ba lu leen neex lañ fiy def lu leen neex lañ fiy amal alors les partis politiques les organisations des droits de l'homme ñi nga xam ne ay mouvements citoyens lañu mais surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay partis politiques ci opposition bi l'heure est grave ku ci toog ci sa roq di seetaan danañ la fa fekk rocc la danaan la xëcc fa nga nekk daal di lay dóor yat wi te bu boobaa doo ci mun dara ce qui se passe est extraordinaire et encore une fois ça interpelle tous les Sénégalais je dis bien tous les Sénégalais il faut une rupture progressive mais une rupture citoyenne il faut une résistance citoyenne parce que lii Macky Sall di def bu ñu ko seetaanee dana def lu ko neex ci réew mi te bu boobaa waxoon na leen la mu leen waxoon kilifa yi ci réew mi ça veut dire que joxu leen sax gëdd boobu ñuy wax la muy wax naan sëriñ si ay citoyens ordinaires la tey jii gën na ko dëggal parce que bu ñu demee ba nit ki wax ak ay kilifaam ñu yey ko ne ko demal nga wuy ji yoon mu jóg di wuy ji yoon ñu jël les forces de sécurité utiliser leen daal di barricader yoon bi parce que li ñu gis prise d'otage la li ñu gis kidnapping la et ça n'honore pas le Sénégal ça n'honore pas les Sénégalais donc encore une fois la résistance s'impose il faut que kenn ku nekk ci ñun na jóg wane ne lii ñu def Sénégal mérito na lu ëpp lii Sénégal mérito na image bu ëpp lii ñu wan parce que du lii lañ ñu liggéeyal du lii la ñu liggéeyal Sénégal suñuy maam du lii la ñu liggéeyal Sénégal ñi xeex pour démocratie du lii la ñu liggéeyal Sénégal alors donc la jeunesse de ce pays levez-vous debout pour une résistance moom njiital gëm sa bopp moo ko wax Bougane Gueye Dany voilà laata ñu dem ci El Hadj mu mel ni kon moment bi nga xam ne si lañ koy téye am na ci lu toll ci 19 députés yu dem def benn saisine conseil constitutionnel ngir nag ñu mën a annuler malaanu kiiraayam ndax loolu am ñu jàpp ni waroon naa mën a tax sax lépp lu nga xam ne dañ ko doon topp ñu annuler ko ba régler problème boobu. dafay tekki rek ne ñi ñu seqal mbir mi nga baal ma ci kàddu gi faalewuñu yoon faalewuñu justice parce que bu fekkee ne justice bi am nga ci wàll goo xam ne da nga koo téye sa loxo. ba foo ko bëgg jaarloo mu jaar fa. force de sécurité yi nga téye leen ci loxo ba foo leen bëgg jaarloo ñu jaarele fa kon yaakaar naa ne dem conseil constitutionnel du loolu mooy solution bi parce que tey bu ñu yegsee fii ci Sénégal conseil constitutionnel boobu moo ñu fa yóbbu. parce que tey conseil constitutionnel boobu bu ñu nanguwul woon parrainage bi nga xam ne moom la ñu utiliser comme benn système pour segg ñenn ñi pour ñu bañ a bokk ci élection kon tey ji duñu fa yegg. kon fa ñu lay ñaddee fa ñu lay tegee yat wi boo fa demee amuloo fa benn yaakaar et je crois que loolu moom moo justifier yenn booy yi nekk ci benn résistance bi ñun ñii taxaw nekk ci benn résistance bi parce que encore une fois dama ne notre justice peut être imparfaite parce que parfois il y a des personnes imparfaites qui l'incarnent waaye ça veut pas dire que suñu justice dañu koy def ci benn pot daal di koy tuur mais am na ci ñuy doxale ci suñu justice ñoo xam ne jot na jar na xel tey et day wane encore une fois ne ñii nga xam ne ñoo fi nekk amuñu benn respect ci suñuy institution parce que jàpp nañ ne institution yi ñoom ñoo leen war a jaareloo ci yoon bi leen neex et encore une fois c'est dangereux parce que bu ñu demee ba population bi bu ñu demee ba askan wi boo nee bàyyi leen justice mu def liggéeyam ñu ne justice boobu ngay wax bul ñu ko tuddalati ça veut dire que tout simplement les piliers yi nga xam ne moom moo nekk fondement wu suñu république piliers yooyu mu ngi commencé di yànq et kenn waralu ko
kenn defu ko lu may Macky Sall ak ñi mu àndal jël nañu réew mi bëgg ko def seen moomeelu bopp dama bëgg a wax ne Ablaye Wade bu defee woon nii moom Macky Sall du nekk ci réew mi tey moom Ablaye Wade bu ko Abdou Diouf defoon nii réew mi du yegg si fii mu yegg tey donc politique encore une fois politique affaire u gentleman la politique xel mu rafet la politique xel mu yaatu la da ngay ànd ak dal mais bu fekkee ne buñ nee bërët xoolal rek coow li xoolal réew mi fi ñu toll mbas mi économie bi nërmeel nit ñi amatuñu ña daan jaay namme mënatuñoo jaay ba jaral ñi doon jaay cere mënatuñoo jaay ba jaral mool yi mënatuñoo dem gétti amatuñu xaalis boo xam ne danañ ko jëndee essence ñi nekk ci marché yi di taaba kolobaan ak ñoomin seen jënd jóob taf ci njaay gisatoo lenn loo mën a taaba tey ñu dugal réew mi ci gutte gi nga xam ne ci la nekk lu ko waral bëgg éliminer ay adversaires tey Macky Sall li mu bëgg mooy ñu yegg ci élection 2024 te ña nga xam ne ñooñu la doon xëccool dootu ci jàkkaarloo ak kenn da nga naan muut nga ànd ak man wala ma ne la ñuus ca biir mbir mi alors pourquoi on doit regarder ça pourquoi sénégalais yi ku ci nekk toog ci sa kër naan sama yoon nekku ci dama koy wax tout le temps man Bougane Gueye yàlla dimbali na ma mënoon na maa toog suma kër li ma yor ma lekk ko ak sumay njaboot mais damaa jàpp ne réew mi fi mu jëm gudda lay doon dama jàpp ne ñii fi ñu jëmee réew mi buñ ci jugul ñun ñi nga xam ne danañu wax ñu dégluñu ñi nga xam ne dañu toog seen kër doon ay kilifa bon boroomi xam-xam kilifa diine yi ci seen bopp ñoom it bu ñu ci jugul bu ëllëgee danañ àtte et bu boobaa Sénégal dong moom mooy perte parce que nag encore une fois ñun réew mi bu tàkkee bu ñuy séddale dañuy bokk ci ñi ci ëppale ñi fi tàkkale waaye am na ñoo xam ne dañoo am ay appartement Houston am ay appartement Dubaï am ay nationalité ci yeneen réew ñooñu bu réew mi tàkkee dañuy jël seeni doom yàpp leen ci ay avion génne leen réew mi yéen ñii maag yéen ñi taxaw fii est-ce que bokk nañu ci ñi ñàkku bokk ñu ci ñi ñàkku moonte ñàkk bi ñiy ñàkku ñoom ci seen bopp def nañ ko bii bukki bii njur biir sàmba ñoom ci seen bopp ñoo jël ñàkk yi féetelu ko alors que ñi ñaa ngi ci biir réew bi fii ci biir kër gi ngeen nekk ñaati nit ñoo fi nekk ay nit ñoo xam ne dañu am ay comorbidité ñooñu mënuñoo am ci ñàkku yi mais bu ñu demee ba réew ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi mënatuñoo sentir ne ñun ay sénégalais lañu parce que dañu jàkkaarloo pouvoir buy opprimer peuple bi pouvoir buy jël ay opposants di leen nag di leen rendi mais vous pensez que Sénégal mérite na loolu encore une fois na ku nekk jóg taxaw je dis ku nekk na jóg taxaw ce pays a besoin de ses dignes fils voilà El Hadj Ahmed ñoo ko déggandoo kii di Ousmane Sonko ñenn ñi jàpp ne dañ ko jaay doole dañu ko kidnappé am ay xel yu nga xam ne dafay wax ne peut-être moom moo doon yootu lii. waaw xam nga maa ngi nuyu ñëpp président Macky Sall convoqué nañ ko fi commissariat central kuy mbokkam ak kuy xaritam gunge nga ko ñun ñi nga xam ne duñu dara sax ba barki démb suñu tribunal bi ñetti nit gunge nañu ku ñu convoqué say mbokk dinañ la gunge. bu dee borom mbooloo nag rawatina waaye li avocat bi wax man loolu laa gëm ñoom ñoo ko bloqué foofu noonu pour indi beneen mbir benn parce que avocat yi am na lu ñu dugal selon la loi moom juge bi mënatul def dara lu suspendre mais buñ ko suspendre waa ji ñibbi amaat ndam comme que annonce na démb victoire am dugg na fi génn fi waaye li Bougane wax loolu moom mooy dëgg Ablaye Wade lii Macky Sall di def bu ko defoon Macky du mës a falu du fal am nga fi problème ñu entendre la bàyyi la nga ñibbi benn ñaar dox nga ci ay sëriñ moom sëñ Bara intervention yi daw yooyu yëpp bu amuloon mais yow ku la ñaan nga bañ ba tax na lii nga xam ne tey moom moo am ci mbirum Ousmane Sonko nit ñi dañoo def man mosuma gis ñu ne diw dañu ko violé wala diw parce que ñun dañuy def ay émission fait divers diw dañ koo def lii diw dañ ko def lee néewal ko doole nga nekk jigéen mais même association féminine yi alaaji dañuy compter ñaata nit ñoo génn pour défendre la fille waxuñ na dara xewul de mais xam nga lan moo waral loolu is loxo yi waa APR yi dugg ci biir y'a combien de mai ay nit ñoo xam ne dañ leen cee tudd ba pare ñooñu weddewuñu doomu diw jarbaatam la doomu diw bi mu demee 4-4 bi ko jëli doomu diw yéen buñ taalee seen kër sax léegi nit ñi duñ leen gëm loo leen wax duñ leen gëm li Khalifa Sall wax commencement bi dañ ne woon lii mbirum privé la waaye dimanche bii passé ñoom ñëpp gars yi dañ leen a déployé ñu mel ni ay soldats ñëpp a dem ci rajo yi télé yow nga mel ni yow da ngay daw di seetali sa bopp comme si yow li ñu lay waxal dëgg la ci yow wala du dëgg ci yow ba tax na loo wax duñ ko gëm ñàkk yi fi mu ne nii genn wàllu sénégalais yëpp gëmuñu leen
koo wax ñu ne la ñaq yu wóorul professeur Seydi sax moo leen di sauvé di wax ne lii ak lii ak lii ak lii